xam ne contact bu jege nga wala daal ñu xalaat ni daal mën nga positif dañ lay prélever donc boo xoolee temps yi prélèvement yokk na lu bari parce que li ñu bëgg mooy teel leen gis teel leen jël ba nga xam ne ku ci positif rek dinañ la gaaw a isolé ba doo am keneen koy wàll donc loolu stratégie boo xam ne dinañu permettre même bu fekkee cas contact yi positif nañu mais duñu am ku ñu wàll dinañu permettre ñu mën a téye mbas mi ci dëkk bi donc loolu mooy stratégie bi ñu jël quoi. Docteur Abdoulaye Bousso njiital centre des opérations d'urgence sanitaire Sénégal yegg na léegi ci limum 400 nit yu jàngoro corona gi feeñ ci ñoom lim bi takk bi dëgg mi ngi ci 400 ak fukk ak ñaar ci bésub tey bi am na juróom yu ca faatu am na ci 200 ak ñeent fukk ak ñaar yoo xam ne faj nañu leen ba ñu wér. am na ci beneen yeneen téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent yoo xam ne ña ngay faju jamono ji ci lim bi ñu am tey mu di fanweeri cas ak juróom yu yees fanweeri ak ñeent ay cas contact lañu am na ca benn cas boo xamante ne ji cas communautaire la luñ ci mën a jàpp ne xibaar it ne cas yu feeñ tey ji ci suba ña nga feeñe ca Dakar Sud Dakar Ouest Ziguinchor Goudiri Sakal Guédiawaye Touba Mbacké mooy district yi nga xam ne foofee la cas ya feeñe ak it diwaanu Pikine ñu waxtaanee cas communautaire yi ak it ni muy gën a yokkoo ci réew mi rawatina ci quartier yi nga xamante ne ji ñaare dañuy doon gox yu bari aw askan Awa Mbaye Caaroy Yëmbal Medina Géejawaay ñaari tali ay quartier populaire yu bari ci capitale bi fii ci Ndakaaru jot nañoo wàññi seeni cas communautaire àndaaleek limub contact yi maanaam ñi ñu jot a jëflanteel sakkan loolu waaye ci gis-gisu docteur Sylla Thiam xam-xamam màcc ci wàllum santé publique nee na loolee warul tax askan wi ñoom seen bopp tiit yaakaar ne dañuy xëy rek feebar bi lim bi gën a bari daanu suñu kaw li tax mu wax ko nee na ni feebar bi di doxee fii ci Sénégal bokkul ak ci yeneen dëkk yu ni yëpp féete ci Europe. di wax ni bu ñu gisee ñi nga xam ne dañoo wàllante feebar bi ci gox yi nga xam ni dafa bëri nii mën na yokk jàngoro bi waane bu ñu tiit parce que boo xoolee Sénégal fii ak léegi moo ñaari weer bi ñu amee épidémie bi te ci ñaari weer yooyu ba léegi eggikuñ ci benn dayo bi boo xoolee réewu tugal yi ñoom bi ñuy am weer rek gis nga feebar bi fi mu egg ci dayo fii amaguñ ko ñun ko xamaguñ lan la waane gis nañ ni feebar bi ni mu mel foofu melu ko fii waane du tee nag ñu bàyyi li ñu war a def li ñu war a def li ñu gën a war a def mooy continuer sensibilisation bi continuer mesures yi ñu teg yépp. docteur Sylla Thiam yokk ci ne Sénégal dafa war a yokku lim bi jëm ci ñi muy testé loolee rek moo mën a tax mu xam feebar bi ba noppi maîtriser ko. il faut que ñu fexe bay def bis bu jot lu mat junniy test bu ñu ko defee dinañ mën a xam ñun kat feebar bi fii la toll parce que ba léegi mënaguñu xam li ñuy wax profil épidémiologique di ba léegi leeragul. ci waxtu wi nag Sénégal jéggeegul limub junni test par bis waaye ministère de la santé nee na mi ngi ci yoon wi. cas communautaire bi ñu am ci limub tey bi ma nga feeñe fële ca ñaari tali xëy na ñu dem doxantu fa ngir xool askan wekk nu ñu jàngatee loolu reportage Nafisatou Sila. tiit rek lañ def tiit rek man de ma ko xëy dégg wax dëgg yàlla dama tiit maa ngi nii moo tax bi ma xëy laa jël sama masque. yëg-yëg boobee nag la Fallou dëkk ci ñaari tali daal di am jamono ji deful lu dul tiit ci suba ba tey nag mi ngi jéem a xam fan ci ñaari tali la ñu nemmeekoo cas communautaire bile moom Pape ak Dior Dieng. mënu ma wax nag ban bërëb la nag lu dëgg dama ko dëgg nii rek amaguma ci benn populaire dinaa ñu wax ci ñaari tali rek. tiit comme ñëpp ndax ñaari tali lañ dëkk fi la ñu yeewoo. bon am na ñu naan c'est pas ko ñu xaw ma man nag maîtriser wu ma lii baax. man nag tellement que ma may doog a génn nii xamaguma fan kon la quoi dëgg yàlla may doog a génn nii quoi xamaguma fan kon la quoi affaire yi moom doy na waar trop. Dior Dieng nag moom mi ngi yëngu ci wàllum transfert d'argent lii di masque ak gant solu ko gel antiseptique nag waxaale wuñ ko sax moonte de yëg na sax ni ñaari tali am nañu benn cas communautaire. pour masque bi ma ko tax dama am problème dama télé parfois mooy fàttali nga am naa loolu bu ma waxee dëgg wax dëgg yàlla dama koy fàtt am naa leen. fu sori tuuti nag ñu seen ay paa yu toog di def lii di paris sportif ñoom ñëpp sax ñu ngi takk ay masque te yëg nañu bu baax ni cas communautaire am na ci ñaari tali ba tax na nag ñu ne dajaloo xajatu fi. mais léegi ñu tas vraiment kenn amatul droit toog sax vraiment tiit nañu jaxasoo na affaire bi doy na waar trop moom laa leen wax le port des masques vraiment ñi fi ñëw ñëpp man je quitte doog ma jaar ñoo seet sama waay loolu laa koy expliquer ma ne ko bu kenn toogati dans 5 minutes laa fi toog ma dégg moom koy wax ni ma ne ko maa ngi dem moom laa ñëwoon seet. ñaari tali nag bokk na ci koñ yi nga xamante ne nag askanoo fay yeewoo takku nañu loolu macha allah ba tax nag ñu war a jël ay matukaay yu am solo ngir rek daal di bañ jàngoro ji di coronavirus daal di gën a law ci askan wi. waaw fagaru kay ne di gën war nañ koo gën a yokk.
yeneen juróom-benni cas yu yees ci coronavirus bi ci diwaanu Tambacounda Tamba googe nga xam ne am na centre traitement boo xam ne mbirum Covid 19 ak ñu ko fay faj moo ko tax a jóg jàppul leen ne ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñaar yu ko fa amee ña nga fa mu di centre boobe tey ji ña nga fay séntu professeur Moussa Seydi chef service maladie infectieuse ci hôpital bu Fann moom nga xam ne bokk na ci wala bokk mooy liggéeykatu kër docteur bi fi nga jibal ne ni waa kinin buñ ko boolee ki yeneen mën naa faj coronavirus Moussa Omar Gueye. Tambacounda am na juróom benn nit yu ànd ak feebar yoo xam ne saytu nañ leen tey jii bu ñu xoolee ci xayma ak tënk am na ñaar fukki nit ak juróom-ñaar yoo xam ne ñu ngi leen di faj ñu ànd ak feebaru coronavirus ci biir hôpital régional bu Tambacounda ci bu ñu fàttalikoo ci wàllum prélèvement yi toll woon na ci juróom-ñett fukk ak ñaar juróom benn ñoo ci ànd ak feebar bi soqee ko ci département bu Goudiri ngir gën a fàggandiku ak muslu ak gën a dooleel ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex feebar bii di Covid 19 ki nga xam ne moom mooy gouverneur Omar Mamadou Baldé nekk président comité régional bi xeex lépp lu jëm ci wàllum feebaru coronavirus daal dina nag woolu ki nga xam ne moom mooy professeur Moussa Seydi mu daal di ñëw tey jii ci talaata ji fii ci Tambacounda ci jamono jooju nag ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngu ci wàllum sangkatu néew yi nekk ci morgue yi ñoom nag nee nañu bëgg nañu ñu fàttaliku leen Ahmed Fall may wax ci seen kàddu. tàndoor la sangkatu néew laa aussi sang néew risque boo xamee ni que la yàlla rek moom moo la si mun a suturaal waaye du leneen te boo xamee ni que la bu doy waar gis doomu aadama boo xamee ni que la ay bokkam daal di laa ko wàcceel yow ak moom ak yàlla rek yow xamoo ban feebar ak lu mu àndal yow nga ñëw muri defar sang woo leen jëbbal leen ko bugg nañu ministre de la santé jàppale nu si ay gants ay eau de Javel ay tiisi tamit intéressé na nañu lool Tamba léegi dëkk bu rëy la ma fa fekk ay gants mbuusu imperméable laay jël lakato su ma paree sànni. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. am nay kàddu yuy jib di wër ci réseaux sociaux yi ci internet bi kàddu yéen nee nañu kàddu yi docteur Awa Marie Coll Seck la lañ cay wax bokk na ci di xam le ne li Sénégal di dund ci wàllu wér-gu-yaram ci jàngoro yu Covid 19 gi koy bu séntu mu yokk wax jooje du waxi Awa Marie Coll Seck service de communication ñoo ko weddi nee nañu loolee ministre de la santé ba woon di docteur Awa Marie Coll Seck waxu ko rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. rajo askan wi. démb ci altine ji ca lañ ko dogal ci réew mi ministre de l'intérieur moo ko santaane mu di ñuy sol masque ci yenn barab yi bokk na ci administration publique beek ci secteur privé bi ci barab yi nga xamante ne ji dañ fay amal ay njënd ak njaay waaye ci wàllu transport public yi ndax ci transport public yooyee gaaña ña ngay wàccoo ak moom Amadou Sabar Ba yéeg na watab tata ba wàcc ñu déglu la mu gis. cité des eaux ci arrêt bi nga xam ne ñu bëri foofu la ñuy jëlee oto ngir ñibbi ci barab yu wuute fi mu toll nii nag coow li bari na fa xumb na lool soxna si moom yorul masque ci jamono ji ñuy wax coronavirus bi ñu ko jegee Khady Mangane Ndiaye di ñu xam le ne dafa asthme teg ci ne lii di masque bi da koy fatt naam sax xam ne li ko ci mën a fekk. tax mënuma takk masque parce que masque bi dama koo kii man dama sinusite en même temps dama asthme su ma takkee masque bi daf may sonal bëgg naa koo takk trop ndax xam naa conséquence. ginnaaw bi ñu waxee moom ñu jëm ca Pikine ñu dugg ci kaar Njaga Njaay bi ci biir nag daanaka client yépp yor nañu ay masque doo dégg sax kenn wax ak moromam xanaa moteuru oto bi rek ci wet gi ñu toog ak Assane Sembène moom takk na masque bi nga xam ne sax tailleur yi fii ñoo ko ñaw muy xam le ne masque yi ñëpp ñoo ko war a takk. comme état bi moo wax naan takk masque kay dañuy takk masque moo waral ñu takk masque xanaa ànd ci rek ñu ànd ci ñun ñëpp takk sa masque bu ko defee ñu xeex affaire bi mu jeex tàkk. daanaka ñaar fukki simili rek lañ def ci yoon wi ñu àgg buntu Pikine muy barab boo xam ne xumb lool ci wet gi ñu fekk benn taxi bu gaaree Abdou Khoule moo nekk ca biir takk masque ba waaye tamit soli gant di ci teg ni rafetlu na bu baax dogal yi nga xam ne jëwriñ bi ñu dénk wàllum biti réew jël na ko. ministre bi wax rek ak médecin bi te lépp loo xamante ne daal da lay aar ba loolu daal ci jàngoro bi daal moo waral ñuy def loolu. ginnaaw ay waxtu ca banlieue ñu dellu ca Ndakaaru Njaay waaye bi yoon ñu ngi jël bus Tata ligne 31 bi ceetlu gi benn la receveur bi moo exigé ñëpp takk seeni masque balaa ñoo dugg ci bile oto ay wax toog lu teg rek ñu àgg fi nga xam ne ni mooy Liberté 6 ñun foofu la ñu wàcc ndax soriwul kër ga di dox ci trottoir yi li ñu gën a nemmeeku mooy soxna yi nga xam ne sax dañuy yelwaan ñoom tamit fàggu nañ yor li nga xam ne mooy seeni masque.
bu weesoo wata yooyee mu di transport public yi ñu xooli beneen barab boobu it santaane nañu ku fay dem nga takk masque mu di barab yi nga xam ne dañu fay def njënd ak njaay ndax askan yu farataal nañu ko. reportage Salimata Aw. rond-point cité des eaux bërëb boo xamante ni njënd ak njaay mi dafa bari loolu ku ci nekk di gaawantu ngir dox sa soxla takkum masque gi nag am na ñu sàlloo bu baax ak dogal bile Aliou moom ab boutique la yor ci angalu kër gu mag mujj ñu xamal ni nguur gi itam dafa war a gën a dëgëral loxoom ci ñi nga xamante ni takkuñu masque. ñàkk masque wóorul quoi parce que xamoo ko am xamoo ko amul parce que mun ngaa wàllu ku ne kenn tamit mun na laa wàll parce que moom épicade yi ñu am ci rigueur bu dëgër quoi ku tàkkul ñu alamaan ñu bañ laa dur mais nañ la alamaan bi ñu alamaane benn ñaar ñett su boobaa di nga respecté loi bi. ay masque tissu ay kaala yi ñu jël aw ko ci seeni gémmiñ bu ci ne ngay gis wante màngaan di ñu xamal ni amul solo nu waaye mën a def ba aar sa bopp rek baax na. xanaa ñu jàpp ci rek góorgóorlu rek jéem. waaw comme ne lu baax la lu baax kay defal rek bu baax. waaw ñun yëpp ñu booloo rek jàpp ci respecté wax bi respecté masque yeeg lu ñu wax yëpp. waaw ma commencé takk masque vraiment def na 2 semaines de normal. ca pegg ga nag ñu ca bëri am na si ñoo xamante ni ñoom takkuñu benn yoon masque yor nañ ko wante seeni biiri poche lañ ko def. waaw après ah. di nga takk. yow lan moo tax takk ko. xaaral ma dem jëlee ko. waaw lu tax nga koy def sa poche nag yow tamit. réew ndekki. takku masque nekk loo xamante ni lu nit ñi mën a def ngir aar sa bopp wante itam aar ñi la jege rawatina ci jamonoy jàngoro ji ñu ne ak yokkuteefu cas yi ñuy woowee cas communautaire. masque mu ngi ci biir oto bi de. waaw masque du pour biir oto yow tamit. ma dem jëlee ko. Salimataw ci masque yooyu la ñuy des ak jëf ju rafet ji nga xam ne gouverneur bu Kaolack def na ko ñëpp di ko rafetlu lu toll ci 300 junni masque la séddale ci barab yi nga xam ne mbooloo dañ fay faral di daje doonte doyul sax waaye des na ci mën a jàppandeegum ngir li ñu bëgg ci nit ñi mu di ñuy masque wu ñu mën koo matal. Ibrahima Diame. ay masque yu ñu tamponné CRGKL. laata ministère de l'intérieur di wax port du masque obligatoire Alioune Badara Mbeng moom mooy gouverneur diwaan bi. parce que waxoon naa fi temps yële ne tournure bii ñu jëm ku yebu daal préparé ci takk masque far lii am tey jii nag ñu commandé lu toll ci 300 masque lii ngeen gis ni actuellement 1200 la ñu ñëwagum je crois que yeneen ñi peut-être d'ici suba yëpp dana daje ñu ne woon nañ commencé ci béréb yi nga xam ne nii fa la ñuy di ëpp lu ñuy fréquente lu ñu dajaloo ñu visé woon ci nag marché bi. ngir nag ñëpp mën a jot ci masque yi gouverneur kon di ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo andi seen ndimbal ñu orienté kon seen don yi ci lu jëm ci wàllu masque. c'est pourquoi lance un autre appel qui est un autre défi que les filles et fils de Kaolack qui nous accompagnent dans cette lutte-là vont devoir relever. Je suis sûr qu'ils vont le relever. Commerçant marché central bu Kaolack doon nag bu njëkk bu gouverneur ginnaaw ñoom yeneen service yi dalal mbooloo ñoo ciy topp Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. ak RFM kumpa jeex na. barilu pétrole bi ak njëgam wàcc na ma nga ba ci moins $37 loolee ci marché mondial bi laaj bi di ndax Sénégal mën na cee jariñu ak it ndax war na cee jariñu Abdou Diouf Junior di ceen di tontu. boo déggee ñu naan njëgu pétrole baa ngi ci moins $37 baril bi mooy ma yëkkati sama baril may la ko ba noppi yëkkati $37 jox la loolee nag ci kayit yi rek la mën a yem waaye duñu mës a yegg ci jamono joo xam ne pétrole dañ koy yëkkati di ko maye moins 37 yooyu ngeen di dégg mooy li ñu dippee perte de valeur dëgg la brut bu Amérique bi démb ba ñuy clôturer ca New York mu ngi woon ci moins $37 li ko waral nag moo di ñi nga xam ne ñoo di spéculateurs yi dañuy amee jafe-jafe ngir mën a denc pétrole bi nga xam ne dañ koo jëndoon ci producteur bi di xaar bës rafet ngir ñu mën ko jaay mujj ñu ko mën a jaay waaye itam production bi jamono ji mu ngi ci seeni mbànd yoo xam ne lu cher la ñuy fay ngir mën ko faa denc ni nga xam ne nag noonee la ñuy jëfandikoo pétrole bi ci àdduna wërngal këpp wàññeeku na ndax coronavirus bi ñu bëri tëju nañu ci seeni réew yi ak seeni kër yi oto yi dawatul avion yi bateau yu bari dawatul loolee tax nag consommation bi wàññeeku bu baax a baax ci àdduna bi waaye nag ban njëriñ la ci Sénégal mën a jëlee njëriñ li bëriwul ndax jamono ji mënuloo wax saar yégalal say bateau dem ca États-Unis jëndi li nga xam ne moo di brut ba nga xam ne wàcc na ba ci moins 37
$37 comme nii nga xam ne nit ki dafay yëkkati ab pañeem dem ca marché ba ko neex dem dugg ci njënd ak njaayum pétrole lu ñuy waajal la ci ay weer te itam ay contrat la yoo xam ne dañ koy signé te sax pétrole boobee nga xam ne wàcc na démb ca New York yéegaat na te itam képp ku ci jëndoon ngir mai moo tax nga jënd Sénégal nag ni ñuy taxawalee njëg yi fii ci réew mi moo di ne dañuy xool ci ñeenti ayubés yi nga xam ne moo weesu maanaam weer lan mooy li gën a fës ci njëg yi nga xam ne ñu ngi koy jaayee ci àdduna bi mu soog caa sukkandiku daal di jàpp ay prix te sax wàccee prix yooyu lay daanaka décision politique la maanaam nguur gi mooy xool ba xam ndax dina ko arranger am déet mu def ko te dafay sukkandiku ci ay mbir yu bëri bokk na ci nag jamono ji li tax mu war a gën a mën a jafe moo di pandémie bii di coronavirus dafa tax ba koppar yi nga xam ne nguur gi doon na ko def ci gafaam amatu ko wàññi njëg yi kon lu jafe lay doon booy xool sax lu mënta nekk la donte sax ci àdduna wërngal këpp dëkk yu bëri wàññi nañu seeni njëg. Abdou Diouf Junior ci ay leeral ni ñu ko baaxoo waajal koor yegsi nañu ci tey dañuy xooli ci jamono ji nga xamante ne ji ñoo ngi xeex ak coronavirus bi mu di jàngoro ju lëmbi réew mi lëmbi àdduna bi yépp lu ci waay daan def da nga koy wàññi gàttal tànk yi moytu dem yi te it di fàggu ci yooyu la jamono nees mën a woorandoo ak moom laaj nañu ñenn ci askan wi lu ñu ci xalaat tontu laa ngi ci reportage bii Kumba Sanjaan Fay defal ñu. mu mel ni du ay fan rekk a des suñu dugg ci koor gi lu jëm ci wàccaay yi daanaka sentiruñ ko fenn jamonoy couvre-feu bi ak toog ci kër yi julli mbooloo ñu tere ko ci jàkka yi lu bëri ci bërëb yi ñuy jaayee ñu tëjandikoo xadikol yi kenn ci jigéen ñi yor seen kër moom wóor na ko ne mbir yi du demee ni mu doon demee neneen kay la ñuy doxalee ngir mën cee génn. ndogu bi ngay gis ambiance bi biti di gis nit ñi ñuy daw à la boutique mais franchement pour weeru kooru ren bi moom dina am changement mag. moom doonut kenn ku loraange mbas bi sonal Alice nekk ab jeune cadre soxna si ayu bëse ngi nii génnut këram boroom këram di jullit ngir toppatoo ko toggal ko ndogu bu neex ci weeru koor gi Alice a ngi xool yeneen yoon yu mu mën a jaar ba lépp yemb. parce que koor gi da ngay génn dem jëndi mburu di nga génn dem marché jënd ay affaire ak yooyu noonu mais instant bii nii mënoo ko def parce que boo génnee rassemblement la bu doon dañ daan investir 100% ci li nga xam ne moo di koor gi ren peut-être dafa nekk 50% parce que il faut ñu def tout pour ne pas exposer suñu famille. Xadi moom li ko gën a tiital bokk na ci dajaloo yi fas yéene am ci boulangerie yi bu ay waxtu mbaa simili rekk desee ci heure dog bi. déjà si boulangerie yi comme nee nañu mburu moom kenn du ko jaayati si boutique yi dina am benn dajaloo pour man si boulangerie yi comme que dañu wax ni la 20h ngay dugg boutique yi aussi dina am benn dajaloo waruñu ndax feebar bi bëgg ko. ab mbir bu tiitalul Alice ndax mburu ma ñuy jëndee ci boulangerie yi daf ko seeni defaral boppam. naka laay defaralee sama bopp mburu naka laay defaralee sama bopp croissant donc dina am impact ci ñi nga xam ne noonu la ñuy defee koor gi ren pour ne pas exposer les enfants. ñu bari lool ñoom jigéen ñi xamatul fu ñuy teg seen tànk bi ay fan rekk desee ci ndoxteelu weeru koor gi wante lenn moom wóor na leen nañ doon doxalee dina woon ni ci biir kër yi ndax lépp mën a matee laata dog di jot. RFM bitim réew. Ablaye bu dee da ngay bañ a dégg waxi koor Diop danaa ca wax ndax commission nationale concertation croissant lunaire daañu daje alxames ji 23 avril fële ca télévision nationale seen daje ba foofee mooy séentu weer wi ca la ñuy wax ndax gis nañ ko gisuñu ko daje bay te ca la ñuy xam kañ la ñuy koor ci réew mi. Youssouf na nga def. maa ngi sant bu baax a baax Mohamed. nga njóobeen yi moom bu koor ñëwee rek ñu soppi kanam moo tax lay bañ ko fi waxee waaye information yi jëm ci koor faaw ñu wax ko moom dañuy yitteel ñun njaayeen yi ñu waxtaanee lu aju ci état d'urgence bi nga xam ne dañu ko yokk fële ci réewum Guinée-Bissau. waaw mën naa am ñu yokk ko le président bi wax di Omaro Sissoko Embalo moom doon kon janoo ak ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu ci Guinée-Bissau ngir wax ci tolluwaayu xeex mbas bi ndax réew ma jamono yi am na tollu ci 7 fukki cas yu positif ñoo na ceek Noa Mankali. jaaxale bu doom Bissau ko indil ci RFM mooy Sabadou Thiouda ci interview bu mu am ak RFM Sabadou Thiouda. dañu nekk ci jamono gi nga xamante ne dafa metti lool dañoo war a jàppalante bañ a yokk njëg yi ndax njëg yi bu ñu. Noa Mankali kon dinañ ko déglu ci taxawaayu réew ma ci wàllum
Covid 19 ak dogal yi nga xamante ne ñoom la kon jiitu réew mi jël la. waxtaane wàllu classement mondial ci liberté de presse Sénégal gagné na ñaari place. Sénégal kon bàyyi ko ci ñeent fukkeel ak juróom-ñeenteelu place 49e ñëw ci 47e kon mu am ay jéego yoo xamante ne suñu réew def na ko nekk ci juróom-ñaareelu place bi ci Afrique. Namibie Cap-Vert ak Ghana ñoom ñoo jiitu kon ci ñi nga xamante ne kon ñuy respecter liberté de la presse boobule ñu déglu ci directeur bureau Afrique de l'Ouest bu RSF di Assane Diagne. Sénégal gagné na ñaari toogu ci xayma boobu donc loolu daf koy permettre na ko it mu jógee ci réew yi nga xam ni dañ leen a considéré woon comme xam tas moom sa bopp am na fa tuuti jafe-jafe léegi ak score bi nga xam ni moom la am ren mu dugg ci groupe réew yi nga xam ni jàpp nañ ni moom sa bopp ci wàllu tas xabaar nekkandi na. li ko waral nag ren gis nañ ni ci wàllu indépendance critère parce que juróom-ñaari critère ci la ñuy natt gis nañ ni am na ci benn boo xam ni daal Sénégal xaw na ci néew ci ni ko évaluateurs yi xayma muy wàllu indépendance waaye ci yeneen critères yi ci juróom-ñaari ci la def ay progrès ñetti poñ yi nga xam ni ñoo ko permettre améliorer score am ba mën a dugg ci groupe yooyu yi nga xam ne rek mën nañ ko wax ko autorité yi wax ko ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci secteur de la presse am na ci boo xam ne ñun ñu ngi ci yëngu depuis ay années yu bari mooy fexe ba nga xam ni ci wàllu tasum xibaar njuumte ci ni ngay tase xibaar dootu tax journaliste bi di dem kaso loolu nekk na benn ci français ñu koy wax dépénalisation ou déprisonnalisation selon certains du délit de presse baneen bi nga xam ni aussi bu am solo la mooy ñu fexe ba nga xam ni danañ fi indi ci yoon wi tënk tasum xabaar ñu dugal ci fexe ba nga xam ni danañ accès universel maanaam képp ku soxla xibaar rek boo xam ni njariñal askan wi mi ngi ci yoon fexe ba mu nekk obligation ci ñi koy yore ñu jox la ko loolu amagul te ñun gis nañ ni bu fekkoon fexe nañ ba loolu am dana gën a mën a aar ñi nga xam ni ñu ngi wër yëngutu ci wàllu journalisme d'investigation parce que journaliste d'investigation yi aussi seetlu nañ ni yoon protégé wu leen donc loolu bu amoon dana améliorer ñoom seen wàllu taxawaay ci seen liggéey. Assane Diagne kon teewal Reporters sans frontières ci Afrique sowu jant ñu dellu ci Noamanqali ak dogal yi nga xamante ni président bi wax na ko ngir jéem a fexe ba wàññi walante gi foofu la ci Guinée-Bissau. Sissoko Embaló dafa indi possibilité pour ñu dakkaat état d'émergence bu mu jógee ci ndaje bu commission interministérielle bu surveillance bu prévention bu Covid-19 boo xamante moom la ñu élargi ci yeneen membre yu gouvernement ak chef bu gouvernement Nunu Gomis Nabian. Embaló dafa déclaré ni premier ministre bu Nunu Gomis Nabian moo ko invité pour mën na ko informer ci évolution bu situation bu Covid-19 fii ci Guinée-Bissau waaye tamit ak ndimbal yoo xamante ne moom la réew mi am ci nit yu bonne volonté waaye tamit ak homme d'affaires nationaux ak étranger. nu mu ko woonee autorité sanitaire yu Guinée-Bissau mu ne fu mu toll ni Guinée-Bissau mu ngi am juróom fukk cas bu Covid-19 ci ñooñu ñett ñoom la ñu faj ñooñu dañoo wër waaye tamit amul benn ci faatu ngir préoccupation bu exécutif bu Guinée-Bissau Oumar Sissoko Embaló dafa fàttaliku ne dafa am benn plan xamante ne moom la autorité nationale yi am pour ñu mun a seddoo ay ndimbal yoo xamante ne mu war nañu ko def population bi lu waral ci numéro bi yoo xamante ni ñoo am Covid-19 chef de l'État dafa déclaré ni données yooyu xamante ni moom la ñu publier dafa tey waaru loolu ngir loolu Embaló dafa admettre ni mun na dakkaat bés bu état d'urgence boo xamante ni waroon na jeex ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weer avril bu ñu nekk ni Noamanqali Bissau RFM. jaajëf Noamanqali. ñu dem République démocratique bu Congo lu fa xew. foofu nag kii di directeur de cabinet bu njiitu réew ma ba tey mu ngi ñu teg loxo ca prison foofule muy Vital Kamerhe li ñu koy toppee mooy luubal koppar yoo xamante ni kon dañ ko jagleeloon ay travaux ci réew ma ñi nga xamante ne kon ñoo ko jege ñoom daanaka rafetlu ñu li nga xamante ni mooy kaddu yi Vital Kamerhe yëkkati jëm ci xool na la ñuy def kon ba bàyyi ko ñoo ci ak solo ci am.
bëri nañu fare ca cadre de l'Union pour la nation congolaise yoo xamante ni ànduñu ci kaddu Vital Kamerhe mi nga xamante ni caabi da koo féete ginnaaw jamono ji lu mënul ñàkk la nag moom moo tax ñoom ñooñee ànd ak moom daal di teggi seen tànk tuuti jëmale ci mbir moomee waaye nag la mu nekk ca kaso ba neexu leen benn yoon ne ba léegi mënuñu comprendre lu tax Félix Tshisekedi daal di nangu ñu daal di tëcc directeur de cabinet ñoom nag dañoo jàpp ne loolee humiliation la maanaam seen gis-gis Félix Tshisekedi dafa toroxal seen njiit ci côté présidence de la république nag ña ngi ñuy xamal ne Félix Tshisekedi moom bëgg-bëggam moom moo di yoon daal di def liggéeyam te dem ci ba jeex nag loolu la ñu daal di dégtal ay jegeñaale Vital Kamerhe yi nga xamante ni ci ay bés bi ñu génn bëri woon na ña doon wut rendez-vous ngir dem seeti ko bu fekkee nag Félix Tshisekedi ak directeur de cabinet ba gisanteeguñu depuis bañ ko tëjee kaso ba léegi xamal nañu itam ni seen diggante ñagasagul ne démb dong la ab délégation de la Ligue des femmes fareka Vital Kamerhe daal di dem seeti woon ak Félix Tshisekedi xamal nañu itam ni soxna ak Vital Kamerhe ak première dame bi ñoom it la ñuy wecci ay xalaat bëri na loolu moomu soxna ak Vital Kamerhe moomu nag nga xamante ni ma ngay jàppale bu baax borom këram ma ngay dundee yaakaar ni loolee dina tax ñu bàyyi xel borom këram ba jële ko ca fa mu nekk. jaajëf Solo Thiam ñu jeexle ko xibaar bi bàyyeekoo ci Nigéria ab soxna bu am juróom-benn fukki at ak juróom-ñett 68 ans moo jur kon ay seex góor ak jigéen moom sax bi mooy guleet kon muy ëmb suñ sukkandikoo ci hôpital universitaire bu Lagos fii nga xamante ne kon fa la muccee moom nee nañu kon soxna soosule kii di fécondation in vitro lañ ko def maanaam kon lii di gone gi kon évolué wul ci biiru yaayam dañ ko dugal ci ab vitre boo xamante ne kon fa la màggee ba ci bu mu tolloo ci jamono la ñu jëlaat dugalaat ko ci biir bi mu daal di wasin kon foofulee ci hôpital ba maanaam kon ay méthode médecine la ñu utiliser ngir moom mu mën a jur doom soxna soosu la am 68 ans kon césarienne lañ ko def ba mu am doom yooyu lee ñu wane sax ab photo moo ne ci ak jëkkër ji ñu yor kon ñaari bébé yooyu lee bébé bu góor ak bébé bu jigéen. fu mu xewee. Nigéria. jërëjëf waaw yaakaar naa nouvelle bu neex la ci jamono yi nga xamante ne ñii yaa ngi faatu nga am at yu ni mel daal di indi nit ci àdduna bi. doomi machine da nga wax fi mu ne Youssouf yàlla na yàlla may fan wu gudd. amiin yaa rabbi ba ñu fekkee seen njariñ wuy jur maa ngi lay gërëm bu baax a baax Youssouf Bodian ci xibaari biti réew yooyu nga ñu doon yaatalal. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Coro News yegsi nañu ci moo di ponk bi ñu jagleel tolluwaayu jàngoroy coronavirus bi ci Sénégal ci Afrique ci àdduna bi ñu ànd ci ak soxna Anna Rocha Lopez Faye. mas gi di coronavirus mu ngi law bu baax a baax fële ca États-Unis lu jege juróom-ñetti téeméeri junni nit amee nañ jàngoro ji ak lu ëpp ñeent fukki junni ak juróom-benn junni nit yu ci faatu diwaanu New York Massachusetts Connecticut ak Floride ñoo ci ëppale ngir aar seeni koom-koom nag njiitu réew ma di Donald Trump jël na dogal la ajandi immigration bi dafa fekk mbas gi foofee ca États-Unis tax na 22 millions ci ay doomu Amérique ñàkk nañ seeni xëy gàllankoor yooyee Afrique sowu jant du ci mucc lu jege juróom fukki million ci ay nit xiif mu ngi leen di yoot bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi di Oxfam ci ñaar fukk ak ñaari junni ak juróomi téeméeri cas yu ñu nemmeeku ci Afrique yépp fukk ak juróom benn réew yi nekk Afrique sowu jant ñu ngi am juróomi junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukki cas ak juróom-ñeent limu nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci faatu tollu ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci Afrique sowu jant ba tey réew Ghana fa la jàngoro ji gën a law ak lu ëpp junni cas topp ci Côte d'Ivoire ak Niger ku ci nekk romb nga juróom-benn téeméeri cas talaata ji ci suba Sénégal moom daal dina nemmeeku yeneen fanweer ak juróomi cas yu yees bokk ci ñoom benn cas boo xamante ne xamuñu fu mu ko jëlee muy lu ñu naan transmission communautaire ci Afrique yépp nag réewu Afrique du Sud ak Égypte fa la mbas bi gën a lawee bu ñu sukkandikoo ci kuréel gi di Centre pour la prévention et le contrôle des maladies bu Union africaine ku ci nekk ci ñaari réew yooyulee romb nga li mu ñetti junni nit yi amee coronavirus ca Europe yenn réew yi ñu ngi xalaat féexal seeni askan maanaam bàyyi leen ñu doxi seeni soxla nuñ ko daan defee
waaye du yitte Espagne mi nga xamante ne moom dafa prolongé diiru confinement bi donte ne ci waxtu yi weesu Espagne wàcc na ba 400 nit yi ñàkk seeni bakken ndax jàngoro ji di coronavirus muy seen bilan bi gën a néew depuis benn weer jamono yooyu nag ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti réew yi bokk ci assemblée générale bu Nations Unies am na bataaxal boo xamante ne daal dinañ ko wote ndiki démb ci guddi benn résolution boo xamante ne mu ngi soxal taxawaay bi ñu war a am ak mbas gi réewu Mexique moo ko tàmbale bataaxal googule lu muy woote moo di vaccin yi nga xamante ne ñu ngi koy waajal ngir xeex mbas mi nañu fexe daal ba réew yépp ci àdduna bi mën ci gis seen bopp ni mu ware maanaam mu bañ a am benn parparloo. Savon de Marseille Alphée seen gamme Opalia seen gamme Clarissime ak seen marque de référence Sens ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Momar Gaye Diop mooy góor gi dëkkoon Kër Massar faatu keroog dimanche ci l'hôpital Fann ndax coronavirus moom la journal L'Observateur xëy ci xëtamu mi ngi ñuy wax lu bari ci moom ni ko coronavirus bi dalee ba ni mu ko moomee moom Momar Gaye Diop ñu gën koo xam ci turu Talla Diop juróom-benn fukki at ak juróom-ñett la amoon ba muy faatu directeur école bu retraité la woon doomam ju góor moo ko wàllu coronavirus bi ne doom ja dafa liggéey woon wàcc yaram wi di miti ndekete booba dafa amee coronavirus bi te xamu ko góor gi di commencé fa la contact amee ba moom it mu jël ci jàngoro joojee di coronavirus ba moo ko faat Vox Populi nañu ci diirub 72 heures maanaam ñetti fan coronavirus bi faat na ñetti nit ci réew mi ne ginnaaw retraité bi faatu keroog àjjuma ci ngoon ci Ziguinchor ki faatu keroog dimanche te dëkkoon ca Kër Massar am na it keneen ko faatu démb ci suba Vieux Ndiaye la tudd unité 16 bu Parcelles Assainies fa la dëkkoon réew mi ak fi bilan coronavirus bi toll Vox Populi nañu moo di am nañu ñetti téeméeri cas ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ca cas yooyee ñeent fukk ak ñaar ay cas communautaire lañu ñaari téeméer ak fanweer ak juróom faj nañu leen ba ñu wér juróomi doomi aadama faatu nañu ci réew mi ndax coronavirus am na it yeneen téeméeri nit ak fanweer ak juróom benn yuy faju ca marché Ocass bu Touba journal bi nee nañu juróom-ñaari cas communautaire am na fa moo waral kilifa ya foofee jote ndigal ci xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ngir ñu tëj marché ba Le Quotidien nañu moo taxit danañu ko tëj ñetti fan ñu tëj journal Le Quotidien gis fa kàddu président Macky Sall yu mu wax ci journal tubaab bii di Le Figaro muy xam ne confinement mënut a ñàkk ci réew mi moom président Macky Sall wax na ci ne am nay gëstukat mu di ay chercheur yoo xam ne jàngoro ji dina gën a bari Afrique ci weeru juin waaye wax joojee jaruta xaatigoñ ne gis nañu ne yenn épidémie yi kenn mënu ci am takk bu wér la si ne kay nañu liberté wóor moo di coronavirus beeg ni mu tëddee ci réew mi guddi yi ñu toll jëmul kër dalatum xel ñaari nit faatu nañu ci réew mi ndax coronavirus bi ci diiru 24 heures cas communautaire yi tey lañu fi gën a jàllaañoo démb rek am nañu ci réew mi fukki cas yoo xam ne juróom yi ay cas communautaire lañu libération nañu gox bi di Médina bomba ngi fi tim boo xam ne bés bu kalaatee gisandoo lay doon ndax bi jàngoro ji duggee ci réew mi ak léegi ñaar fukki cas coronavirus feeñ nañu fa ca ñooñee am na ca ñetti cas communautaire foofee di ca Médina l'Observateur mi ngi ñuy xamal ne jàpp nañu fa juróom-ñett fukki doomi aadama ak juróom yoo xam ne li ñu leen jàppee moo di ñàkk respecté couvre-feu bi comité bi ñu samp ngir mu war a saytu fonds yu force Covid-19 si du quotidien nee nañu ñeen ci dugal boole leen ci nangoon nañ caa bokk waaye am na ñenn ci ñoom ñu ca amee xel mu yari ci doxalin wi nee na ñu wéy waaye wéy ga teg nañu ca mee Walfadjri nañu séddaleem dund gi ci réew mi li ci la ci loolee ci gën a tuuti pagaay di pëccëxoo gu réy moo ci am te ñi ñu ci gën a tuumal nag moo di maire yi Les Échos nañu opérateur économique bii di Idi Thiam moom coow topp na ko tuuma dar na ko ndax yëf yi dañu ko cee jox marché juróom-ñeenti milliards ngir suukar ak dawlin journal bi ñu te moom Idi Thiam xam nañu ko ci importé dawlin waaye suukar kenn xamu ko ci Les Échos nañu te it am na source bu leen xamal ne moom gëmul ne juróomi junniy tonnes yi suukar yi mu war a joxe Idi Thiam am na stock bu ñu toll fi ñu toll tembe këru courant gi di Senelec jax na La Tribune Enquête L'As Quotidien Les Échos ba ci Libération ñoom ñëpp xëy di ñu wax la am ca Senelec Le Quotidien bind ne Pape Mademba Bitèye directeur général bu Senelec li mu bëgg mu di dénoncer contrat bi dox ci diggante Senelec ak société bii di Akilee du wéet ci xeex ba ndax liggéeykat yi ca Senelec rawatina syndicat ya fa nekk taxaw nañu temm ci jàppale ko ci xeex bi ci communiqué bu ñu def ci la ñu xam leen lu directeur général bu Senelec mën a def ngir dog boobu le contrat na ko def ne bu ko bàyyee du jur jàmm ca Senelec mooy raw coronavirus bi ñuy wax ak xeex ci réew mi li leen mitti du rekk téeméeri milliards ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar yi ñu ne moom la ñu war a jox société Akilee ci marché bi ci duru fukkeet waaye dañu leen waxoon ne Akilee filialu Senelec la te loolee amul syndicat yi ne kon si ne contrat boobee bu ñu ko bàyyee mu jàll mboolem lu ñu mës a liggéey ci Senelec lépp ay gasax les économies syndicalistes yi ci Senelec xotti nañu tareet sa contrat boobee nga xam ne kilifa yi woon ci Senelec ñoo ko signé woon ak société Akilee muy syndicat bi di Sutelec ak Sudeten nee nañu li directeur général bu Senelec di Pape Mademba Bitèye bëgg bu mu ca dellu gannaaw na dog contrat bi bu nuppi ubbi ci enquête ndax contrat la boo xam ne ñi ko def seen intérêt bopp la ñu jiitaloon waaye du intérêt Senelec
te contrat ba bu sottee askan yu ñoo ci nar a dee ba dee daal yéenekaay bi dañu loolee ñu tuddee ab deal syndicaliste yi bëgg nañu ñu leeral leen ana ñan ñoo nekk ci ginnaaw laatir bi nañu yamuñu ca ndax Amadou Ly mi jiite société bi di ak syndicaliste yi wax nañu ko ba wax ko la maamam daan dunde ca guerre ba contrat boobee dox ci diggante Senelec ak société Akilee laatir bi nee nañu gaaña scandale corona lañu ko tuddee. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen gamme Clarissime ak seen marque de référence Sens ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. gis-gis ci rajo Futur Média di pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi liñ ci waxtaane mi ngi jëm ci dépistage coronavirus ci Sénégal ndax dees ko war a yaatal am déet yaatal bi lu ci ngëneel gi ana lan mooy dooni gàllankoor ngir du mën a jàppandi tey buñ ko bëggoon a def yii la ñuy boole waxtaane ko ci gis-gis ñoo ngi ci jokkoo bi ak professeur Seynabou Lo maître de conférence agrégé en bactériologie et en virologie ci UFR séance de la santé université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru professeur maa ngi lay nuyu. seeti geneen gan gi mu di professeur Mouhamadou Lamine Dia virologue enseignant chercheur ci faculté médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak ci hôpital Fann professeur maa ngi lay nuyu. élargir test yi jëm ci dépistage coronavirus fii ci Sénégal yow loo ko jàppee ngëneel wala safaan wa. alors li ñu war a njëkk a xam mooy. nan la ñuy defee test yi c'est important que ñu xam nan la ñuy defee test yi. avant ñuy waxu dépistage massif. test yi y a un test bi nga xam ne moom la ñuy wax test de référence mooy test bi ñu recommandé. test boobu ñu ngi tudd RT-PCR donc c'est un test qui est un peu compliqué à faire te pour def ko il faut nga am yenn équipement yi malheureusement équipement yooyu disponible fépp moo tax sax looloo tax fi mu toll nii Institut Pasteur ak IRSF rek ñooy confirmer feebar bi. donc balaa ngay wax dépistage massif il faut nga xam d'abord ndax dëkk bi mën na ko def wala mënu ko def. donc d'où une notion technique. c'est-à-dire c'est une question technique à laquelle il faut d'abord répondre il faut nga ñu répondre ci question technique boobu balaa ñuy mën a ñëw si est-ce que war nañ ko def wala waruñu ko def. léegi donc au Sénégal IRSF moo koy def ak Institut Pasteur. et par rapport à cela dama bëggoon wax que ni il est important à ce que ñu décentraliser diagnostic bi. am nañ fi ay labo ci hôpitaux yi et labo yooyu il faut que ñu dooleel leen ba ñu mën a confirmer aussi loolu dina mën a permettre ñu mën a def dépistage massif bi. fii ñun à l'hôpital de Fann. mais baal ma professeur mais dafa mel da ngaa junj benn obstacle ndax bu fekkee nee nga am na ci xeetu test yoo xamante ne ji dafa laaj ay jumtuwaay yooyu ñaar ñoo ko fi am tey bu ñu bëggee def dépistage massif ndax du doon gàllankoor. waaw fi mu toll nii IRSF ak Institut Pasteur ñoo ko mën a def. donc pour ñu mën ko yaatal dina xaw a jafe ndax techniquement dëkk béréb yu bëri mënaguñ ko def gis nga fi mu toll nii échantillon yi dañu leen di jëlee ci régions yi di leen andi ba Dakar pour mën a confirmer donc il est important dina am solo trop ñu capacité ñu yokk mën-mënu labo yi nekk ci hôpitaux yi pour que ñoom aussi ñu mën a bokk ci mbir mi ñoom aussi di confirmer. Très bien. Donc loolu c'est une notion technique. Maintenant su notion boobu weesuwee il faut aussi ñu xam ndax politique yi bëgg nañ di def dépistage massif boobu ou pas puisque suñu dépister massivement confirmer ay cas yu bëri dina am ay conséquences au plan économique au plan politique et au plan social donc boobu c'est une question politique et par rapport ak loolu li wër te wóor mooy que ni politiciens yi décideurs yi ñoom kese ñoo am information yi pour mën a xam est-ce que c'est pertinent ou pas que ñu def dépistage massif. mais professeur est-ce que loolu it gënul ndax xam nga julli soog a reer ak reer soog a julli moom benn la bu la leeree ne bu fi feeñee da nga ko faj mieux vaut nga teel koo xam. exactement man nag li ma gëm mooy en tant que technicien. que dañu war a effectivement dem ci dépistage massif boobu parce que tant que defuñu ko du ñu mën a xam réellement impact feebar bi ci dëkk bi xam nga fi ñu toll nii ñu ngi wax ay waxu cas communautaire. fépp suñu tudd cas communautaire cela veut dire que am na yeneen cas yu bëri yu nekk ci dëkk bi te xamuñu ko donc il faut que ñu def dépistage massif boobu pour mën a xam réellement fan la épidémie bi toll fii au Sénégal suñ ko xamee dinañu mën a permettre ñu mën a circonscrire feebar bi maanaam wër ndomb feebar bi. détecter rapidement cas positifs yi pour mën leen gérer confiner leen faj leen. professeur Mouhamadou Lamine Dia maa ngi lay gërëm. jërëjëf. professeur Seynabou Lo.
oui. ca yegg si ak jàmm yow maître de conférence nga agrégé en bactériologie en virologie ca UFR science de la vie santé ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dépistage massif maanaam seet gi ñuy seet nit ñi amee coronavirus ñu gën ko yaatal gën ko lawal bañ ko yama rek ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy yore yow noo ko gisee. waaw maa ngi lay jaajëfal di nuyuwaale sama collègue professeur Lamine Dia comme ni nga ko waxee rek dépistage en masse bi moom loolu mooy idéal bi mooy ñu gën a ñun ñëpp te mooy tax ñu gën a wër ñi nga xam ne ñoo amee doomu jàngoro bi nekk ci biir communauté bi di soit feebar nañu mais feebar bi mettiwul wala sax feebar ñu mooy li ñu naan contre asymptomatique dañuy amee doomu jàngoro bi mais duñu manifester maladie bi donc avantage bi mooy dafay permettre ñu rater au plus maximum c'est-à-dire que ñëpp ñu nga xam ne am nañ ko ñu génnee leen fàttali leen te loolu dafay tax ñu arrêté chaîne de transmission bi maanaam bu ñu toogee ba nga xam ne am nañu dépistage massif bi laal nañu ko am ñëpp day tax nombre de cas yi day gën a wàññeeku c'est vrai que premier résultat bi dina alarmant dina tiital nit ñi mais après le pic va chuter après. waaw mais déggoo li mu wax ci ni mu ko junjee mu di leeral bu mu indi mooy même bu ñu ko bëggoon a def jumtuwaay dese na ko matin ndax wax na fi ñaari barab yoo xam ne ñoo ko am junñuy sa Pasteur ak beneen bi laaj bi di ndax tey